waaye gannaaw nag léegi xam nañ ni feebar bi ñëw na te feebar bi du fi jóge tey lan la ñu waroon def la ñu waroon def mooy xaalis bi ñu dajale ne moom pour yóbbu ko ci Covid la ñu waroon a orienté ci mbirum santé. Est-ce que xam ngeen ni 1000 milliards yi 112 milliards rek la ñu yóbbu ci santé presque 10%. 112 milliards 800 et quelques milliards yi des pasar nañ ko ci ay mbir yoo xam ne kenn xamul fu mu dem 112 milliards la ñu yóbbu ci santé ci jamono joo xam ne ñëpp santé la ñu soxla loolu jàpp ngeen ni lu jaadul 112 milliards ci 112 milliards yooyu tey jii nee nañu 59 ñii nee nañ 53 ñii ne 59 dégg naa sax ku ne 60 barki démb même soo jàppee ni 60 lits de réanimation la ñu am. Ça veut dire que 48 lits de réanimation rek la ñu jënd ci xaalis boobu alors que réew mi wala àdduna mi ngi am problème boobu loolu boo ko calculer 1 milliard 450 millions la ñu jël pour jënd ay lal alors que am nga un budget de 1000 milliards bu la Sénégalais yi voteel parce que ma wax nag ni 1000 milliards yi bu ñu foog ni nag xaalisu Macky Sall la de. xaalisu sénégalais la te 600 et quelques milliards yi dañ koo leb ça veut dire que ñun ñoo koy fay suñuy doom nañ ko fay suñuy sëdd nañ ko fay 600 et quelques milliards nga leb ko ci anam googu jëndoo ci ay lal jëndoo ci ay gants jëndoo ci ay blouse ak luy protéger personnel médical bi jëndoo ci ay outils de test de dépistage rapide nga xam ne fu ne waroon nañ fi mën a dépister. tey est-ce que yoon la Sénégalais dem def dépistage toog 72 heures wala lu ko ëpp te amul résultat ñu bëri def nañ dépistage balaa seen résultat génn dee nañu loolu est-ce que yoon la nga jël xaalisu réew mi dem profitoo ci parce que ñoom lekk rek seen yoon newu ci la ca des ku doon sukuraat sax ñu fekk la ngay sukuraat sa xaalis nekk sa poos ñu rocc ci xaalis bi bàyyi la foofu nga sukuraat loolu musiba la cim réew donc. loolu mooy seconde irresponsabilité bi ñetteel bi mooy ci jamono jooju moom Macky Sall parce que soo naan sa askan dama bëgg ngeen def ay sacrifice dama bëgg ngeen takk seen biir parce que mbir mi jaxasoo na yow yaa war a njëkk a joxe exemple bu baax waaye yow doo bañal sa bopp dara jamono ji situation bii nekk nga xam ne kenn noyatul moom mu jël 60 milliards dem jënd avion boo xam ne soo si voyagé tey mun nga toog 1 mois 2 mois 3 mois doo ci dugg te jamono bi mu toog yëpp yorul avion mat na 1 an et demi mi ngi doon tukki nga jël 60 milliards pour yow kese nga dem jënd avion xam nga 60 milliards ñaata lits de réanimation lañ ci mën a am 60 milliards mun nga ci am 2000 lits de réanimation 2000 lits de réanimation daanaka tey su ñu amoon 500 lits de réanimation rek coow lu du demee nii. parce que ku am problème bi rek mun nga am tout de suite prise en charge ku ci am cas grave rek mun nga ko am 500 lits de réanimation rek suñ ko amoon nga ne tey 59 lits de réanimation la ñu am 40 yaa ngi Dakar 19 yi ci des dañu séddale ci dëkk ci kii bi te yu ci bëri ce n'est pas opérationnel ça c'est un crime contre le peuple sénégalais li ñuy def c'est un crime non assistance à un peuple en danger exposition d'un peuple ba pare ci jamono jooju yow yaa ngi gundaandaat ak noos lii mooy jëfinu Macky Sall jamono joo xam ne ñi ngi wax feebar bi lëmbe na àdduna ngay wër di yelwaan même tubaab yi muy wër di yelwaan parce que yow da ngay yelwaan vaccin mënoo am vaccin yow da ngay yelwaan ne nañ la baal bor bi ki nga naan baal ma bor bi su la gisee ngay dem jënd avion 60 milliards dina ne kii daf may fontu kii nekkul dans le besoin te yaa ngi ko ameloon déjà xaalis fayagoo ko yaa xay ku la leb 5000 fayagu la romb la dem jënd iPhone xaw ma ñaata à 1 million di nga ne kii daf may font kon yow da ngay yelwaan vaccin da ngay yelwaan nañ la baal bor bi yaa ngi chaque jour sa discours mooy solidarité internationale pour le financement des économies africaines sax xam-xam mun laa may nga ut des solutions endogènes pour financer ton économie lépp da nga koy yelwaan ba pare doo bañal sa bopp dara ci dépense de prestige parce que jënd na avion
cool ne gañ wàcc pareeguñu ñu ne jënd bateau de plaisance mooy gaalu noflaay du gaal gu ñuy jël di dem noppi wala yooyu waaye gaal goo xam ne su sonnee ba sonn daal dugg ci ñu dawal wër gore mu noyyi eeru géej gi daal di dellu si ñi naan 3 milliards ñi naan 6 milliards ci jamono jooju nga jël suñu xaalisu réew jël ci ay millions wala ay milliards yëpp Sénégalais yi mel ni ay xar naan maa ngi leen di yóbbu Kaffrine maa ngi leen di yóbbu Fouta loolu mooy irresponsabilité Macky Sall li mu def c'est un crime contre le peuple sénégalais irresponsabilité incompétence ak déni la boole moo tax man dama ne wax naa ko depuis longtemps bu ñëw rek day yokk ci bi fi newoon Macky Sall n'est pas légitime à diriger ce pays parce que su doon dafa yem ci incompétent rek ñu ne garaaw mënul waaye bu ci boolee nag froideur ñàkk yéeg sénégalais yi ñàkk weeg sénégalais yi boobu problème bi day gën a garaaw responsabilité Macky Sall dafa rëy sañ naa wax sax ni il est le seul et unique responsable de ce qui se passe dans ce pays moo tax bu ko kenn essaie absoudre may wax sama grand frère sama xarit docteur Seydi su ñuy wax ni Macky moo responsable lii moo tax la gestion politique catastrophique de cette crise personnel médical bi c'est pas la gestion médicale et technique ngàcce gaalaama suñu personnel médical kenn mënu leen fay liggéey bi métti na risques yi bëri na waaye accompagnement minimal bi ñu waroon am amuñu ko te ñoom ñëpp xam nañ ko kon ñun nekkuñu ci politique politicienne